ko hanani oto mbadden ko hanani Allah wata ko hanani oto mbadden ko hanani Allah wata ko hanani oto mbadden ko hanani min ko jellambe liya jellambe li doyra nene moƴƴe duwayra baba moƴƴe duwayra jere lele yo jere jere lele yo jere jere bonna nay goto waddo nawrani ayonde jalma adda nayonde yeyi nawrani ayonde jere lele yo jere jere bonna ni ay goto min ko jellaɓe le yo jamanu ma fewne samarene ko ñida fo beni ko soyna yetti mande non moftenen jango South Africa yele Allah ko yina ngani nebani ko yambale jama Allah wo jengeni tampani wala gamen ko mawbe serna gamen ko mawbe jamare bemen ko mawbe ndare Nelson Mandela 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 Allah wata ko hanani min ko jillambe liyo jillambe le Sénégal jamambal men Afrika jilambele Zaire jilambele Congo jamambal men Namibia jilambele Zimbabwe jamambal men South Africa jilambele Nigeria jilambele Ghana jilambele Cameroon jilambele la Guinée jilambele Mali jilambele Somalia jilambele Ethiopia Njelambele Afrika Njelambele Afrika Njelambele Afrika Jerelele yo jere jere bonna nay goto ngelma adda nay yoni yeyi nawra nay yoni ngelma adda nay yoni yeyi nawra ni yoni jerelele yo jere Thank you. Have a nice evening. Allah jëli góor gi Cambérène jël fanweeri bu bak juróom benn jox ko Alpha Ndiaye yal na ko yàlla yërëm mu yendoo ñaw fanaana ñaw ku nekk nga xëcc ko sama dooma nga ca doomi keneen nga ca booba seeni baay a ngi fi di liggéey di fayeku waaye yaa ko engagé wu nga jongal ñëpp ba tax ku ñëw fii jaar ci loolu ñi fi ñëw jaar ci li nga jaar ba alañam mi jigéen jaar ci Idrissa ñëw nekk maire kii nag laxasaayam gi dama ne ko Demba Jóoba dékki xale yi nag bi ñuy dugg si sànq man maa ngi pare bi ñuy dugg si sànq damay dugg si ma dégg ñu naan Abou Diop ginaar bëggul mat kooku ngoone seen bu ñu laa bi dama ngay waxee moo la ko doon fental waaye noonu ñii ñëpp dañ doon wax ne nay leer Abou ba gudd landam nay leer Abou ba gudd landam ay uuf ma uuf sama njaboot
jël Papa Ndiaye def doom jël Maam Kor Fall def doom uuf nag Idrissa ak Awa Niang te kenn merul yow yaa boole bu lak lambaay te kenn merul Diop yàlla na nga fi yàgg loo fi gën a yàgg muy gën a baax. fii bi nga xam ne tey mooy dispensaire bi ku ko mës a nekk ñaari at nga fiy nekk bu jógee ñu jox ko keneen mu nekk lépp mooy wax di wa fii ne di wa fii nekk ba bés bi may wax yow man nekk naa fi ren laa fi am juróom-ñeenti at yoo xam ne maa ngi ci dëkk bi maay président bi waaye bi ma ñëwee ak léegi madame ñi ngi ñëw ak taala fi nekkoon mu jóg madame ñi ngi ñëw madame ba mu fi ñëw ba bés bi may wax ak yow dispensaire bi dina am ñaari weer du ma fi jaar lu ma war def moo koy def lu mu war a def moo koy def mooy président bi mooy sage-femme bi lépp lu nekk ci dëkk bi nga koy def kuñ fi daan liggéey dana la fay dana la yore dina la defal lépp ci dëkk bi lu fa xew moo koy def fii ba Thiès moo ko fi nekk moo ma fi nekkal gannaaw loolu def na ma bay def na ma lépp lu ma sa jëlee kër bayam def na ko ci man mbub mii ma sol bis ni ki tey moo ma ko jox yónnee rek mu ñëw ci man mbub mu ma sol moo ma ko jox lu ma def moo ma ko joxal sama waa kër yëpp mu jàppale ñu nekk ci dispensaire bi maa ngi ko ciy sant parce que kenn waxu ne fayuñ ko waxu dem na ku fi ne fay na la ku fi ne defal na la ku fi ñëw fay na la ku fi ne jox na la ordonnance defal la ko kon ñu di ko sant abu nag lu ñuy mën a wax rek dañuy dox dolli ci waaye ñun ñëpp ku fi am dara moo leen ku fi takk teeg ndomba ci ñun moo ñu ko defal buy délégué de quartier bi moo ñu koy defal buy ko ñu fayu moo ñu koy defal toujours mi ngi wax loo xam ne ci dëkk bi ku ko mer xanaa mu mën la demee def lu baax nga ne doo ko def kooku mer na la moom lay def moom lañ ko jàppee yàlla nañ ko yàlla baal di suñu kanam ba yàlla def ñu ko weer di weer alhamdulilah. rajim bismillahi rahmaani rahim waa kër Demba Diop maa ngi leen di nuyu waa kër Demba Diop maa ngi leen di nuyu waa kër Demba Diop maa ngi leen di nuyu man du ma wax Dalifort man du ma wax Dalifort dëkk bi warul woon tudd Dalifort dëkk bi kër Demba Diop la tudd kër Mbaye Fall ni mu tudd kër Mbaye Fall kër Massar ni mu tudd kër Massar noonu la fii tudd kër Demba Diop histoire nag moo ñëw changé ko moo tax may nuyu waa kër Demba Diop asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp di ci jiital monsieur le maire nuyoo bi maa ngi ciy jiital monsieur le maire maa ngi ciy teg l'honorable député maa ngi ciy teg adjoint au maire sama rakk Aïssatou Diop maa ngi ciy teg délégué de quartier yi imam yi notable yi ñëpp maa ngi leen di nuyu bàyyiwuma kenn asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bés bii nag tey histoire dina ko bind histoire retiendra le 2 avril 2018 histoire dina ko bind fii ci Dalifort lu tax ba wax Demba Diop bi ñuy sargal di ko tuddee dispensaire man dama ne dëkk bi mooy kër Demba Diop ñoom ñooy dispensaire bi mooy lu ñuy tuddee Demba Diop la ñuy fajoo
am na solo trop am na solo dëgg la am na solo trop moo tax ma ne l'histoire retiendra ñu ne école bi dañ koy tujjee Abou Diop loolu aussi lu jaadu la parce que Abou Diop li mu dox ci école bi yëpp xam naa ko ndax fekk naa ko am na loo xam ne lu bëri maa ngi moom dama doon ak moom ñu koy dox ba école bi taxaw tey fii Mandione mi fi njëkk nekk instituteur man maa ko recevoir fii parce que Mandione waru fi woon ñëw ku ñuy wax monsieur Fall boo fi waroon ñëw monsieur Fall mu ñëwee xool dëkk bi gis ay garga boo yi kenn mu daw monsieur Fall monsieur Mandione na nga xam ne Cambérène ak fii benn la mu ñëw nangoo jël école wante góor googu ñuy wax Demba Diop mi nga xam ne moo sañ ci Dalifort wel ni 1930 ak kan monsieur Ernest Cristani ñoo sañ ci fii benn bâtiment moo nekkoon fii lan lañ fi doon def ferraille lañ doon def négoce en ferraille moom la Ernest Cristani ak Demba Diop doon def comme amoon na place fii yëpp yaatu Demba Diop ak xam-xam ba mu ne kon kii rek dama fi def jardin ci la commencé def jardinage maraîchage jox ko soxnaam bu ñuy wax altine si mu koy gérer moom muy gérer négoce bi ci la nekk ak moom di dem nag fu nekk di wër ba benn tukki bu mu def danaa def tukki une semaine 4 jours ñëw mu tukki vers les années 56 bu mu demee mu yàgg loolu ñëwul fekk boobu mu ngi wër boobu kan la fi bàyyi woon góor gu ñuy wax Mamadou Diop moo ko fi fekk si woon en 1952 moo ko fi fekkoon en 1952 voilà en 1952 mu fekk su ko fii boo tax Demba Diop bi fi nekkee mu ngi fi bëgg nekkoon ku ñuy wax Ablaye Diop moom la tudde taaw bi ñuy wax Ablaye Diop parce que li may wax nii Ablaye moo fi waroon taxaw di ko wax mais yaram dafa sutante moo tax ñëwul ko mais bu fi taxawoon dina leen wax téere dégg nga Mamadou Diop moo fi nekkoon mu ñëw en 52 ndekk fi mu daggaleen ay tool jox leen ay kër ñu nekk ci benn kër 1957 yàlla omat fi ku ñuy wax Abou Diop boobu mu ngi nekkoon ak monsieur Sandra fii ci kaw bu ñu am mook a Sandra ba ñu tàqali ko ci la ñëw fekk Demba Diop bëgg ci tukki tëwa maire Altine bi nga xam ne boo doon soxlaam toxu Yaraax Abou Diop ñu dalal ko ci néegi Demba Diop yooyu ak néegi Altine Sey fa la njëkk daal ki nga xam ne kii mooy taawu Dalifort dëkk Dalifort 1943 la judd ñu koy wax Abdoulaye Diop doomam ma nga nële tudd Demba Diop ñu koy wax Pape Diop xamaa ne mu ngi fi toog Pape Diop ko taxaw ñu gis la voilà Demba Diop bëgg nële li ma leen di wax nii histoire la boo xam ne kenn mënu koo dindi parce que jëlee bëgg Imam, asalaamaaleykum monsieur le maire asalaamaaleykum député ñu ngi leen di nuyu grand Abou suñu sœur Astou notable yi ay les jeunes yu njëkk yi ak yu jeunes tey yi jeunes yu njëkk yi bu ma ko wax ñoom Pape Ndiaye ak Gayele ñoom Diallo notable yi yu njëkk yooya ak yu léegi ñoom Maam Koor xale yu ndaw yi door a juddu ñëpp maa ngi leen di nuyu waa dispensaire waa école waa CM ñemetuma wax ginnaaw Ibrahima bu mu fi nekkee parce que man li ma mën a wax mooy suñu doom yaa ngi noonu rek li ma fekkee diggante bi ma fiy ñëw en 1963 ci octobre mais la ca des Ibrahima wax ne la ca kaw octobre 63 man bi ma fiy ñëw njàngaan laa woon Abdoulaye moom ma fi indi woon ma nekk élève am ñu yàlla def ma xaw a doon xale bu doy waar xëy na neex naa ko ci ni ma xawoon a amee turbulence ba léegi loolu moo génnut ci man xëy na peut-être ma xaw a doy waar vraiment bés bi dafa nekk bés bu ma am
bànneex trop ci li ñu leen tudde loolu parce que dafa am cosaanu dëkk cosaan bi mooy ñi ko samp ak ñi nga xam ne ñoo ko doxal parce que ñi ko samp xëy na dem nañu mais li gën a neex ci inauguration moo ñu inauguré nga taxaw xam naa ci dara ñu inauguré la ñu parrainé la mbir tudde la ko nga kit di ko fekke di lekk ci nañuy lekk ci lekk ga naan ci naan nga bànneexu ci bés boobu grand Abou vraiment comme ni ma la doon ooyee toujours ba tey xëy nañu booy ñooy wax waa Abou maam Abou yëpp mais ñun toujours lañ doon wax grand Abou ca booba ba tey loolu moo am ñu ngi lay sant bu baax di la ñaanal gudd fan bu bëree bëri li ma bëgg a wax ñeme ñu moo koo wax lu bëree bëri ndax damay bañ a jàll loo xam ne lu doy waar la xëy na ñu bëri ñu nga xalaat ne xëy na moo wax tey dara loo xam ne mais loolu nag dafa doonoon booba la woon mais léegi loolu passé na quoi dëgg-dëgg maa ngi leen di gërëm bu baax a baax ah leen wax ne dëkk bi nga xamante ne ñu ngi fi jëlee Moussa Diouf Diagne di indi Mamadou Diop mouvement bu rëy la woon ñun ñoo bokkoon comité boobu di ko doxal Moussa Diouf Diagne moo nekkoon ki nga xam ne mooy roon coordination PS bi yëpp boobu jamono benn ñu bëgg koo daaneel ci dëkk bi ñëpp diggante Cambérène Yoff Ngor yooyu yëpp ba Mamadou Diop ñëw boobu mu ngi nekk capitaine gendarmerie ñu di ko tàgg di def ak moom muy ñëw ak ñu ne Doudou avec Doudou jusqu'à la mort mais man damaa taxawoon wax ci micro moo ko du Doudou avec Doudou jusqu'à la mort de Doudou avec nous jusqu'à la mort sinon Doudou jeex na loolu histoire la bëgguma cee delluwaat léegi ñu ne ngóor si dafa xaw a doy waar bëgguma teggi ndawal mais grand Abou yàlla na yàlla def tur boobu di sax na effectivement parce que def nañ ko mais yàlla nañ ci dund lu bëree bëri Astou ñu ngi tuddee sa baay mbir mi yow ak Ablaye yow da nga def li nga xam ne ñun góor ñi moom la ñu waroon def ñun góor ñi fi ñu waroon taxaw yaa fa taxaw delluwuñu gannaaw c'est-à-dire jot bi moo amul woon xëy na rek ñu ngi lay encouragé aussi bu baax a baax Ablaye fa mu nekk dafa wax ne naa leen ko waxal ne dafa feebar yaramam dafa sutante mais doomam a nga ne la kiné mooy taawam bu jigéen mais Pape Demba mu ngi fi mooy taawam bu góor ma la tuddee Demba Diop kon gis nga li sa maam ñi ñu ko tuddee dispensaire bi booy boo nga indi band ak microchrome li gaa wax microchrome mercurochrome nga indi la ngay jóg nag aussi nga jàppale leen ci mbir moomu comme yow lañ ko tuddee Demba Diop la Demba Diop wecciwul Demba Diop la nga am jom mu ngi noonu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu jërëjëf. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk turam ak santam di jiital nuyoo monsieur le maire Idrissa Diallo di ci teg honorable député maire Awa Niang di nuyu suñu papa waa may leen ñu après dinañ ko yeggali temps bi moo xat rek may leen ñu tuuti waa di nuyu suñu papa Abou Diop di ko nuyu di ko ñaanal yal na ko yàlla may wér di nuyu ñi nga xamante ne ñoom lañ fi fekk yëpp di nuyu tamit ki nga xamante ne mooy madame Ñing mi nga xamante ne mooy ICP poste santé bi nga xamante ne moom lañ tuddee Demba Diop man tamit may yëkkati sama kàddu en tant que doomu Demba Diop ñu jël kàddu bi jox ma ko pour ma nuyu ñëpp remercier ñëpp ci seen tour parce que sama mag Ablaye Diop moom moo fi waroon a taxaw demoon nañ fa ba waxtaan ak moom ba pare waaye yaram bi xaw a sutante moo tax mu ne ma comme que yaa nga fa jëlal kàddu gi nga yeggaleel ma ko waa population Dalifort ñuy nuyu tamit imam yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ak délégué yi ñi nga xamante ne tamit ñoo jóge département Pikine yëpp ñu ngi leen di nuyu population Dalifort bi yëpp di nuyu tamit suñu famille yi nga xamante ne ñëw nañ waa Dalifort yëpp daal sant nañ leen gërëm nañ leen après képp koo xamante ne jóge nga ci yeneen i gox ñëw fekkee ci bés bii parce que tamit bés bi dafa nekk bés boo xamante ne c'est spécial pour ñun famille Demba Diop parce que dañ ci am ñaari tur parce que fu ñu tuddee Demba Diop rek tudd fa Abou Diop te ñaari famille yooyu benn lañ kenn mënu koo xar ñaar tey jii xanaa daf fekk ne rek loo xamante ne mënut a ñàkk foog ñu yëkkati suñu kàddu waaye pa Abou bu waxoon rek wax na lépp parce que tey jii Demba Diop bi nga xamante ne moom lañ tuddee poste santé bi bu leen neexoon ñu bañ ko tuddee parce que luñ ne Demba Diop moom mooy fondateuru Dalifort am na turam ba pare
moom mooy sanc Dalifort kon boog bu ñu jëlee leneen ñëw teg ko ci jox ko loolu ñun lu rëy la ci ñun wax dëgg yàlla kontaan nañ bu baax sant nañ leen gërëm nañ leen monsieur le maire famille bi kontaan nañ bu baax a baax a baax kontaan nañ ci yow parce que lii tamit nekkul lu tuuti lu rëy la yëkkati na tey turu Demba Diop foo xamante ne Demba Diop amoon na turam waaye gën naa yokk parce que tey fii am na loo xamante ne wax nañ ko fii am na ñu bëri ñoo xamante ne xamuñu ko woon mais tey jii suñu mag Ibrahima Diop wax na fi lu bëri loo xamante ne am na ñoo xamante ne suñu demee dinañ ko yóbbu kon loolu bés bi occasion bi nga ñu may dañ la ci sant di la ci gërëm di sant di remercier conseil municipal bi nga xamante ne gannaaw yàlla bañ ko fa yóbbee su leen neexoon ñu bañ ko mais dañ ñu koo nangul ñoom ñëpp ci turu Dalifort nag parce que ñoom ñooy assemblée Dalifort ñoom ñoo fi toogal population Dalifort lépp loo xam ne dañ koo tënk andi ko ci conseil municipal bi suñ ko nanguwul du antu kon tey su demee ba antu rek ñoom ñoo ko nangu kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di remercier population Dalifort bi yëpp ñu xamante ne famille Demba Diop kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax a baax ñu xamante ne nag ñun ñoo ngi fii incha allah suñu papa nekku fi de waaye ay doomam ñi ngi fi te lépp loo xamante ne am na ci biir Dalifort rek lu fi waaye andi ñun ñii nga ko andil parce que buñu nee Dalifort jag na tey ñu ne kan la dëkk ban la ñu ne dëkk Demba Diop kon loolu ñun ñii nga ko defal moo tax ñu xamante ne rek ñu ngi seen ginnaaw lépp loo xamante ne rek soxla ngeen ko wala bëgg ngeen ko wala ñun famille bi war nañ ci taxaw rek incha allah dinañ ko taxaw ñu ngi leen di remercier bu baax a baax góor jigéen mag ak ndaw parce que tamit dañ naan Demba Diop ne Abou Diop bés bii ñun lu ma wax ne dañ cee kontaan bég ci parce que Demba Diop dafa jur Demba Diop caatam mu ngi ba Espagne mu ngi tudd Demba Diop tey jii kooku am na cër fii école bii nga xamante ne ñu ngi ko tuddee Pa Abou Diop Demba Diop dafa jur doom bu góor tuddee ko Pa Abou Diop kooku tamit am na cër kon nga xam ne famille Demba Diop am na ñaari cër ci bés bi moo tax ñu leen di sant di leen di gërëm di leen remercier bu baax a baax wax bi dañ ko bañ a guddal waaye kontaan nañ xam naa nag mënoon nañoo gën a yokk wax bi waaye fii lañ ko mën a yemale rek parce que dañuy bañ déborder wax li ëpp moo tax vraiment kontaan nañ bu baax a baax lu ci manqué na nga xam ne si man la waaye famille bi yóbbante woon nañ ma lu ëpp lii ci li nga xamante ne moom la ñu def tuddee Demba Diop fii ci biir poste santé bi madame Gningue ñu ngi lay sant bu baax wax dëgg yàlla parce que lii ci am nañu fi jaar mais yow la fi fekk yow la fi tombé kon boog ñu ngi lay ñaanal yàlla rek fii nga nekk yàlla na yàlla yokk sa mën-mën yokk sa taxawaay ba mu gën a poste santé bi dem ba mu gën a yokk ba turandoom bi nga xamante ne moom lañ ko tuddee fu mu bëggoon Dalifort yegg fa mu yegg fa parce que ñii wax nañ ko Demba Diop da daan wax naan fii ba Dalifort buntu biir Dalifort ba Seeraas fu leen neex dëkk leen lamp yaa ngi fi Pa Abou da koy wax man yu bëri fekkeewu ma ko mais Pa Abou toujours da koy wax soo waxee mu ne Demba Diop chaque jour danaan leen Abou bu leen génn dem fenn di uti leneen lépp dina leen fekk si fii si biir Dalifort kon bu ñu demee ba am li yëpp ci biir Dalifort ñaanam dafa nangu ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk jàpp ci ba mu mën a yegg fii parce que suñu papa Abou bàyyiwu ko benn yoon parce que mënoon na koo dénk Dalifort tamit famille bi wóolu waa Dalifort wóolu dénk ko mu bàyyi ko ba nga xamante ne Dalifort du mën a yegg fii kon comme Dalifort bu demee ba yegg fii rek ñoom Pa Abou ak waa dëkk bi ak maire yi fi jaar Idrissa Diallo ñun ñëpp kontaan nañ sant nañ leen gërëm nañ leen wasalaam merci. dafa am coïncidence Mamadou Diop daaw dañu daje fekk daaw jég ñëwoon na fii mairie ñëwoon na fii daaw jég xaar ma fii presque ñaari waxtu fekk maa moon session assemblée la woon ñu mënu ma woon ñëw mu commencé di may wax lu bëri si Dalifort daaw ma ne ko dafa am film bu may préparé buy def histoire Dalifort bëggoon naa yow tamit nga def ci sa témoignage def naa film bi ñu bëri ñu ngi leen di interview en ce moment ndax Dalifort Demba Diop rëcc nañu mais ñi si bëri ñi bokk si sanc Dalifort cité yi ay kii yëpp ñu ngi fi ma ne balaa ñoo ñëpp di dem aussi nañu def lenn leen xam dañ koy teg en bibliothèque defe naa jël nañ si
Ablaye Traoré jël nañ si kilifa yi fi nekk délégué ñi ngi jël Mamadou Diop si loolu lañ ko waroon jël aw ma woon jot ba ñetti semaine balaa muy génn àddina moo woo ko jotuma ko moo woo doomam bu jigéen bi ne ko dama soxla paa bi pour semaine prochaine dañ koy jël ndax feetu Dalifort bii di ñëw nii il faut ñu teg film moo xam ne ñoom ñëpp dañ si wax mu ne ma xaaral ma wol la ko mu woo ma 5 minutes après mu ne paa bi nee na nga woo ko semaine prochaine nga yónnee ko ndaw ñu ñëw interview ko semaine boobu nag dama grippoon fàttee ko bu ma jógee di koy fàttali ñu ne ma génn àddina moo tax ma ne woon ah war loon bokk si film bi mais pare woon na pour seede si moom Dalifort li mu xamoon si Dalifort donc loolu dama ko doon wax rek en guise de dispensaire bi la ñëw parce que xamoon naa ni moom am na li mu doxoon aussi si affaire dispensaire donc ngeen jégal ma nag bii damay def discours français pour que aussi histoire bi téye ko ndax ñu bëri wax nañ li ma fii wax nañ ko ba pare ndax dispensaire bi la ñuy ngénte fu mu toll nii moo xam ne suñu baay suñu maam Demba Diop moom lañ ko tuddee yow madame l'honorable députée questeur à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers délégués de quartier, mes chers imams, madame le chef de poste du dispensaire, chers agents de santé, chers agents municipaux, chers invités, population de Dalifort-Foirail. Nous voici réunis pour rendre hommage à un grand homme qui a marqué l'histoire de notre commune pour ce qu'elle est devenue aujourd'hui grâce à son action, grâce à sa vision. Je veux citer Demba Traoré, plus connu sous le nom de Demba Diop, fondateur de Dalifort. Je tiens à remercier sa famille pour avoir répondu à notre invitation. Je vous en remercie à mon nom, au nom du conseil municipal et du tout Dalifort-Foirail. Plusieurs d'entre nous vont prendre la parole ou ont déjà pris la parole pour apporter des témoignages sur les différentes facettes de l'homme. Demba Diop, je ne l'ai pas connu, mais toutes les grandes personnalités, leur récit défie le mutisme. Bon sang ne saurait mentir après le coup de vie. Demba Diop, par les récits réunissant toutes les qualités d'un maire que nous sommes aujourd'hui, et mieux encore, un guide pour bâtir une communauté à devenir. Des récits, on parle de sa capacité d'écoute, de son humilité, son courage, son engagement et sa foi. Ses qualités humaines, héritées de sa grande lignée, de la famille maraboutique des Traoré de Bandiagara, dont leur père avait accompagné Seydou Nourou Tall. Illuminé, il l'était, car d'après sa famille, il a vu aujourd'hui, de son vivant, assis dans sa maison, il disait, je le cite, de chez moi à Serras, je vois les lampes qui scintillent, les rues qui traversent la localité et les grands bâtiments se dresser. C'est le visionnaire qui parlait à son temps. Il tenait à Dalifort plus qu'à sa vie. Il est arrivé une fois où il a menacé les autorités administratives territoriales et politiques pour Dalifort. Ainsi, de lui, nous devons retenir au-delà du modèle que nous en faisons son amour pour sa commune, son engagement pour sa communauté, son courage pour la défense de sa collectivité et son sens du sacrifice au nom de l'intérêt général. Je ne saurais terminer sans parler aux Daliforoises et Daliforois. Le vœu d'union, de fraternité, de camaraderie, de solidarité qui lui était si cher doivent être le fil de tissage qui consolide notre volonté de construire ensemble une commune résiliente, dynamique, innovante, mais surtout solidaire. La vie d'une commune, comme nos propres vies, se conjugue aux 3 temps: passé, présent et à venir. En oublier un serait une erreur, raison pour laquelle j'ai proposé au conseil municipal, lors de sa séance du 27 avril 2017, de donner le nom du poste de santé de Dalifort à Demba Diop pour la postérité.
chère famille de Demba Diop, c'est avec honneur que le conseil municipal donne le nom du dispensaire de la commune à votre père. Et vive Dalifort Foirail. Donc voilà, Madame l'ICP, vraiment, si il est de début, il faut changer cette institution. Et j'ai oublié de dire dans mon discours que je vais faire cette fête-là. Pour le avoir, mais d'un coup, pour urgence, on ne peut pas dire. Mais dans le prévoir aussi, en dehors du essentiel, dans le protocole, il y a une. Donc, dañuy di ñaanal que xam ne dispensaire bi téye ngeen ko baax mais que tout bi gën leen jig encore que dispensaire bi gën a dem kanam encore te xam naa leen jig parce que tout le ndóoram su ko niroo rek dispensaire bi nekk dispensaire moo xam ne moom doole leen donc moo tax sax ñu def ko tuuti dañu bëgg mu dépassé fii mu nekk mu nekk jere bananay goto ngel ma addanay yoode yeyi nawranay maa ngi nuyu tamit madame l'honorable députée Awa Niang di ko sant ci teewaayam wax ji moom je sais que mënul gudd mënuñu def lu dul ndax bés bu màgg bu ñu dajale bi ñu dajale nii moom màggaayam wane na ko li fi jaar ñëpp li ñu wax mënuma ci delluwaat ndax man dama fekk ci dëkk bi dalal ma donc maa ngi ñaanal Pa Demba Diop mi ñu tuddee dispensaire bi yal na ko yàlla yërëm yéexe ñu lii ñu ko defal yal na doon yiw wàcce ko ci njabootam di ñaanal Pa bu Diop mii tey ñu tuddee école bii nga xam ne maa fi nekk yal na ko yàlla may wér mu yàgg lool ci dëkk bi ba nga xam ne mbébétam bi mu am yal na ko yàlla may tamit mu mottali ko teewe ko lenn rek laax moo ma xaw a metti tuuti du ma wax sax metti mais bu ma sañoon bés bu mel nii ak màggaayam bu mel nii xale yi nga xam ne ñooy doomu dëkk bi di élèves yi buñ ko defoon ci jouru école ñu fekke ko sargal bu mel nii xam ni li ñuy représenté ci dëkk bi dina doon lu ma neex torop ngeen jéggal ma ci kàddu googu maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam. moom moo fi représenté mécanicien yi muy Abdou Faye ndax mécanicien yi ñoom ñëpp teew nañ ñi ngi fële toog nee nañ mënuñoo bañ a ñàkk a teew si bis boo xamante ne Pa Abou Diop lañ ko jagaleel kon ki nga xamante ne mooy Abdou Faye li ma bëgg nag ñu dégloo baax bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sant waajur yi ñu may tuuti ndax li ñuy wax dafa ñoo ñor li ñuy jëkk a wax mooy góor gi Demba Diop yal na ko yàlla xara àjjana si barka Sollaay li ñuy tag mooy gërëm imam yi teg si monsieur le maire teg si délégué de quartier yi teg si honorable député Awa Niang li ma wax nag dama bëgg ñu déglu ko baax a baax a baax dégloo ko xel ndax ñun mécanicien yi ñoo jóg pour sargal si Pa Abou Diop ndax ku def lu baax ñu wax ko tayit dama bëgg ngeen bañ a fàtte Dalifort démb am lu ma si fekke nag kon nag yaakaar naa ne bu ñu tudd Dalifort tudd Demba Diop tudd Abou Diop tudd mag ñi si toppan war nañu sa tag ca Ndella Fall ndax nag lu ñu daa bind moo ko daan bind dara ca Ndella yàlla na yàlla wéral cëram teg si aussi Mor Ndiaye Lambaye war ñu koo fàtte si dëkk bi Dalifort
et Papa Abou médecin yi ñu ngi lay gërëm di la sant yàlla nga fi yàgg ànd ak wér ndax tax loolu ku def lu baax ñu wax ko Papa Abou médecin yi jaaxle fii bi médecin yi jaaxle yow yaa sol saw dal na jóg leen ñu dem maa ngi yoog Seydou Ba Alaaji Sëriñ Ngom yàlla na ko yàlla yërëm ngay dox di wax ba dugal ñu fii ba lay demal si ñaar fukki at yu topp kon nag gàcce ngaalaama yàlla nañ fi yàlla yàggal si barka Soolay tayit nag yéen waa Dalifort ngeen école bi ngeen tudde Pa Abou Diop université Dalifort Galazi tudd nañ ko Pa Abou Diop bés ni ki tey waaw tudd nañ ko Pa Abou Diop bés ni ki tey ndax ne nag ndeysaan Moussa Fall démb dafa neex waay Pa Abou Diop góor gi Omar Faye Bougar Diouf lay leer Abou bëggul la ndam Pa Ada Sène bilaay ndeysaan Dalifort démb daa neex kon nag sama doy Seydou Ba nag yaram yoo xam sutante moo tax ñëwul mais ñëpp ñëw nañu ñoom Galaye Samb ñoom Issa Dia ñoom Waly Faye ñoom Sef Faye kenn desul waa gaz yëpp ñoom ñu si ginnaaw Pa Abou Diop bu ko defee nag ana maam Koor Fall waaw maam Koor Fall ana mu Papa Abou Diop waa gaz bi ñoo ko ñu ko ne lii te koy jëlee limel ana xew teem waaw Pa Abou Diop moom lañ jukkale lii waa garas bi médecin yi waaw kon nag jërë ngeen jëfati Abdou Diop fils de Lamarane Diallo Abdou Diop fils de Racine Tall Abdou Diop fils de Malal Ndiaye Abdou Diop fils de Joxane Abdou Diop son père Babacar Diop Abdou Diop son père Diop plombier Abdou Diop Nguet waaw c'est Ablaye Nguet Abdou Diop yi macha allah Abdou Diop turandoo yi ba macha allah Abdou Diop yi nag waaw dañuy ñaan yàlla boobu mbàgg bi ñu raw seen turandoo ci ay at yàlla ngeen raw seen turandoo ci ay at te dama leen di conseiller Abdou Diop lii bu mu taxaw fii da ngeen toog ñu def ko benn groupement wala benn GIE wala benn association les homonymes de Abdou Diop jërëjëf war ngeen mën a taxaw def université Abdou Diop yéen ñi tey war ngeen a mën a def ay employés jërëjëf doyen seen association Abou bëggul la ndaw nay leer saay Abou bëggul la ndaw wax ñun ñi daanaka def nañ ko beneen groupement boo xam ne dañ koy def social boo xam ne aide lay nekk képp ku ci feebar wala képp ku ci am xew lépp dañuy ñëw taxawal ñun turandoo yi. fàttali leen loolu bu baax a baax. waaw kon ngeen xam ne nag andil ngeen ñu loo xam ne tey ñun sax xamuñu lan kon nag feeñal ngeen tamit kóllëre bi nga xam ne moom la suñu waajur amoon ak moom nii te nit ku baax a ngi nii ba léegi mu ngi topp di lijjanti suñu xëy suñu wàcc. Béli ñii nga gis tey Abou yii nga gis tey na ngeen xam ne waa Dalifort lañ leen di déglu Abou waa Dalifort lañ leen di seet Abou yii Abou yii bëgguñ leen a dégg ci dara loo xam ne li taxal na Dalifort Abou yii bu leen xam ne ay référence ngeen waaw waaw ñoom ñooy joxe seen kàddu. Cheikh Bamba Cheikh Bamba ñoom ñooy sargal loolu suñu maam Abou Diop. Cheikh Ibrahima Diallo. tàccu leen loolu bu baax a baax. waaw. asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi nuyu ñëpp tey mënuñu sax wax gis ngeen suñu baat dafa xaw a dee ndax mbégte bu ëppee ci nit dafa am lu muy def ci moom lii ñu tiim tey Baye Abou Diop ñu ngi lay sargal ci turu délégué commune d'arrondissement Dalifort Foirail ci turu président bi nga xam ne mooy président délégué Pikine yëpp ñun ñëpp ñoo ànd indi teraanga bii
jox la ko ak jàmm nga nangu ko ak jàmm déglu leen mu tuuti jig la ak jàmm nga rappal ko nga yàgg fi nga wér parce que fierté nga ci ñun ñëpp Dalifort tàccu leen Diop délégué yàgg bu fi baax a baax nun nag li ñuy wax délégué yi li ñu wax yëpp ñoo ko ñun mënuñ ko wax parce que suñu xel ak suñu xol mënu ko jàpp mel liñ ciy wax rek mooy Cheikh Ibra Fall dafa am lu mu waxoon Cheikh Ibra Fall nee na ñàkk jariñu nit ki su fekkee ni dafa dëggu di dëggal jubal nangoo liggéey lu ne dana ko fekk ci moom ci teraanga ñun xam nañu ni 59 laa ñëw Ndakaaru man 63 laa dëkk Yaraax xam naa Gambaya xam naa pecc ma xam naa ni mu demee Mamadou Diop ba léegi xam naa li nga def leeraayu Baye Demba Diop bi mu waxoon dégg naa ko sama nopp moo tax ma dem ci àll ba toog fa ñu wax ma bàmmee la gën a wéet te dinaa fa dem fii laay toog lu ñëw fekk ma fi nga jàppale ma ci nag ku xamul mais Baye bu dox na suba dox na ngoon dox na tisbaar fekk ma Daaru Salaam di ma jàppale di ma xeetli di ma digal dinaa ko wax nag parce que moo ko jëf délégué quartier yëpp nag ànd nañu tey seen xol tooy xib ñëpp di la ndokkeel jaarale ko nag sama kàddu yàlla na la fi yàlla bàyyi nga yàgg fi parce que yàgg fi nee naa njëriñ la pour population bi yëpp lii nag am na lu mu wane mooy ndakate kenn ku nekk dafay liggéeyal boppam ci sa askan yow lan nga defal sa askan dafa am solo tey Baye Demba Diop ak Baye Abou Diop dañoo wan ni ñëpp ku nekk référence nga war a doon yàlla dalaa yónni ci jaam yi nga am loo war a defal sa bopp li ci des nag ma wax ci turu délégué quartier yi nga xam ni ñoo nekk ci Dalifort Foirail ci turu délégué yëpp ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi fetlu suñu kóolóor ak yow ndax Baye Abou ndaw lu guddi la ku lamb rek da nga naan maa ko moom kenn ku nekk na mu àndeek yow kenn ku nekk na muy waxtaaneek yow du tudd kenn du tudd kenn ci moom boobu njiit yombul yal na la yàlla dolli mu wéral la délégué quartier yi ñoo wax de parce que ñoo ma wax ni ñoom ñëpp kenn ku nekk foog na ni moo la gën a jege loolu nag yombul xol bu yaatu ku muñ moo ko man yaatu nga muñ nga yal na la yàlla dolli xéewal may la wér ak wér délégué quartier ñoo ko wax ñu ngi lay sant di la gërëm maam Koor wax na ma lu bare keneen Jàlla wax na ma lu bare ñëpp wax nañ ma ñoom Mamour ñëpp mais dafa am loo xam nit mënu koo wax day wax rek fi mu toll suñu xol daal sedd na yàlla na nga yàgg a jiite ñu yàgg la déggal ñu yàgg a déggoo soo gisee nen sañ ne nen a ngi Dalifort commune Dalifort ci turu président Matar Niang mi nga xam ne mooy président association des délégués de quartier bu département bu Pikine ak mbooleem 16 présidents yi nga xam ne ñoo ko accompagner ñëw fekk si leen fii ci seen commune président Matar ne wër na ba tey waaye lii mu gis tey ci commune Dalifort Foirail masu koo gis nag. tàccu leen loolu bu baax a baax. mu wax ne mu ngi nuyu xaritam doomam wala réem Ajaratu Awa Niang honorable député caissière à l'Assemblée nationale nuyu boobu mu koy nuyu mu ngi koy teg ci loxob monsieur le maire Idrissa Diallo nga xam ne doomam la rakkam la xaritam la mu ne kii ngeen laal nag dafa am xale bu wax sànq ne monsieur le maire laal nga laalaake waaw waaw danga laalaake ki ñëpp waroon a laal nga laalal leen ko moo tax yow laal nga laalaake Abou Diop bu ñu bëggoon ñëw tey ci département bi fii ci sa biir commune gërëm la
te fekk ñu say bokk gërëm la fekk ñu say dëkkandoo gërëm la fekk ñu say doom gërëm la dana jafe waaye fa tabarakallah yéen ñi njëkk a wax ñëpp yombal ngeen ñu li ngeen doon wax président Matar ne mboolem département bu Pikine mboolem 16 communes yi lu ci baax ca jamonoy Alaaji Ismaïla Ndiaye ba fii mu toog ci palam gi nee na loxob Abou Diop ma nga ca président Matar ne moom day mën naa wax lu bari ci digganteem ak président Abou Diop ndax kat Dalifort suñu ko xaajoon juróomi cër dama ne ñaari cër yi président Matar Niang mii moo ko joxe président bii doon wax xam na li ma wax kon fa tabarakallah gërëm nit ci mbaax mu nga neexe ci biiri bokkam Abi Diop fii la ko jëfe waaye ñun ñii la ko doon jëfeel yéen ñi ko doon seede yéen a ngi nii département bi yëpp nee nañ ci ginnaaw Matar Niang Abou Diop jërëjëf sama baay dafa wax ne ki gën ci mbooloo mooy ka gën a rëy jëf te gën caa néewi wax waaye bu nu dajee ngay wax rek te bu jëf jotee nga arrière ca ginnaaw dalul président Abou Diop Abou sa xarit sa wëllëre Alaaji Matar Niang neen mu ngi lay gërëm nee na yëg na jàppale gi nga koy jàppale muy jàppale gu toll ne ga nga daan jàppale Alaaji Ismaïla Ndiaye ànd naag nag sa njaboot gépp muy président commune yëpp la dale Yëmbal Sud joxe seen a ngi président commune yu Caaroy Gaar ñu ngi fi Pikine Est Pikine Ouest Kër Massar Yëmbal Nord Yëmbal Sud Caaroy Gaar ak Malika ñoom ñëpp seeni président ñu ngi fi tey xëy bàyyi seen lépp ñëw ànd ak yow sa bés bi ngir mbégte mi ñu am ci yow ak ginnaaw raay sud ak ginnaaw raay nord jàmm gën si ka mbaaw Alaaji Moussa Camara ñoom ñëpp a ngi fi ku ne xam nga ne bésu tey bii xat na de waaye mag nag lu ko jógloo war koo wax loo sorxo ji bari woon na de ndax ku ne da ngaa defe ne liy saf ci cin li nag yow rek yaa ko tàqamti ko waaye ñun ñii délégué de quartier ñun ñoo lekk ndawal ga ñeex mi ngeen di naan dégg na honorable député ñu ngi daaneel waaye lii ngeen def rafet na de waa ji def ko commencé léegi ñu dog ko waaye aka jara wax ñaar ñu bëgg ab commune daje ci benn jataay toogin wu rafet nit ñi di dawal seeni bët di leen xool ngeen di tàppante di ree neex nanu yàlla na sax loolu waay jërëjëf honorable sa baay Matar nee na mu ngi lay gërëm mu ngi lay ñaanal ndax xam na ni nga jàppalee délégué de quartier wa salaamaaleykum wa rahmatullahi Dalifort Gurel Demba Diop maa ngi nuyu ku ci nekk ci sa tur ak sa sant ci mbooloo bi toog fii yëpp ñuy cosaanu Dalifortu démb te kenn ku nekk sa baaraam wala sa wee dugg ci liggéeyu Dalifort ba mu egg fii ñu ngi sant kenn ku nekk di ko gërëm di wax ne ñi fi Malick lim duñ leen répété waat xam naa leen kenn par kenn ñu nekk lu mot juróom-ñaar fukki borom kër yoo xamante ne nii ku nekk ci ñoom gaynde fàkk tëdd nga woon yàlla def la ñu liggéeyoon ñu ànd ko ak Abou Diop ñu liggéey ñi ci gën a bëri yàlla yóbbu leen yàlla na leen yàlla yërëm te xare leen àjjana di wax ne mag ñi mënuma wax seen wax dara parce que lu dul sant leen la ñu mën ñaanal leen dañ ñu xàllal yoon ñun xale yi mais génération bi nga xamante ne nii moom moo toppoon ci ñoom man ci ñooñu lay wax génération boobu ñu leen di tuddee génération 80 bi ñuy nekkee ay généraux Abou Diop ak ñi mu àndaloon bu ñu nekkee ay généraux nekk ay capitaine sergent yi ak soldats yi ci génération boobu lañ nekkoon ñu mën cee lim nag ñenn bu ñu waxee Pape Ndiaye tudd nañu groupe boobu yëpp bu ñu waxee Kaja Gindoo tudd nañu groupe jigéen ñëpp kon wax ji duñu ci sori ndaxte depuis ci suba ba léegi ku nekk yaa ngi wax ñun lu ci waay xam rek bu ñëwee ba ci ñun da nga ne tekk noppi ndaxte du luñ ñu nettali lu ñu dund la ñun suñu génération ay ñoom Boubel Sow ñu ngi fi ay ñoom vieux Moussa Diop mi ñu doon wax sànq mu ngi fi ñoom Issa Gueye ñu ngi fi ñoom Pierre Faye Mour Ndiaye ak ñeneen ñoo xamante ne ni mun nañ leen lim bi ñuy ñëw Dalifort fii ñi gënoon a mag ci suñu groupe boobu xëy na juróom-ñeenti at wala fukki at la ñu am kon ñun ñoo fi foox lu ñu wax ci Demba Diop nettali wuñ ñu ko dañ koo dégg
mag ñi dañ doon xëy liggéey parce que ñoom ñëpp boobu jamono kenn ku nekk ñoom am nga sa xëy yaa ngi xëy di liggéey ñun ñoo fi yendu waaye wax dëgg yàlla mag ñi gàcce ngaalaam lu màgg nag soppeeku li fi ndaw yi di organiser tey yëpp mag ñi ñoo ko njëkk a organiser barke dem dama toog samay doom di leen ko wax dañ doon toog samedi ñu bëgg dëkk bi na xumb amul benn animation ñu ne xale yi ñaari équipe bu grand contre petit ñu jënd ay poto meew tegal ñu ko ñu fubal ginnaaw tali fi maris bi nekk nii tey groupe boobu moom moo ànd ak mag ñi xeex ba mairie taxaw tey ba Pape Ndiaye ne ci ba Idrissa Diallo ne ci keneen yi bëgg cee ne kon loolu dañ ciy sant yàlla bu baax di dellu si waat rek ci école bi du ma wax relation Abou Diop ak Racine Diallo relation école Dalifort ak Abou Diop relation école Dalifort Abou Diop ak Ousmane Diallo rek la ñuy wax parce que man 82 au petit matin d'un mois de juin première génération bi njëkk a jàng fii Malick doon leen lim sànq ñu nekk juróom fukki ndaw ak ñaar ñu war a def examen monsieur Camara mu ngi woon fii sànq bokk ci maître yi njëkk ci école bi ñu bëri ñu toog fii ñàkkul jàngal na leen ñoom ñëpp ñu war a dem ñu xëy bàyyi Abu yónni jerbaatam ne ko demal nga waxal ma Ousmane lii moo ma dugal ci école bi te mu jaar ci Abou Diop kon bàyyi Abu ñu ngi lay sant bu wax suñ ci bëggee wax day metti mais ñu ngi lay sant bu baax su ma amee toog ci dëkk bi ba def fi benn virgule bu ñu may nawee yow yaa tax su la neexoon nga ne am nga ay doom wala am na ñoo xam te jox ñooñu mais da nga ne ma yow li may wax naan 82 boobu mu tàmbale maag xale yi ba IAS yu fekk ma fi maag xale yi ba pionnier fekk ma fi maag xale yi ba projet fekk ma fi ma def ci projet boobu ñu doon wax juróomi at lay am ma def ci ñaar fukki at ak juróom benn ak fukki weer yu manqué wul dara waaye nag gàcce ngaalaama Demba Diop non Demba Diop macha allah un visionnaire il parle d'acteur passé na nekk acteur c'était un visionnaire quelqu'un qui savait et qui ne ménageait rien pour le dire daf koy wax ñun ba muy wax ñu naan wax lamp ñun la mu toogandoog ñun parce que ñun doon dem ci tool ba di jàppale surga yi ñuy roose ci suufu guy ga bu jant sowoon ñu toog foofu di waxtaan ñoom mu won ñu ne ci gàttal Dalifort ba Pikine fu fi Dalifort yem yéen a ko fa yemal kon loolu nekk dëgg kooku visionnaire rek moo ko am te leader yooyu xoolal rek 1970 71 72 leader yooyu tey ñooñu manqué tey nañu waxante dëgg des leaders qui ont de la vision et qui ont de l'ambition qui aiment leur pays loolu mooy suñu jafe-jafe tey te bëgg nañu wax dëgg yàlla wax yi ñuy wax yi fii ku dem ku nekk lu tuuti loo ci dégg na nga ko saytuwaat Pape Ndiaye du ma bàyyi ma wax lu dul noonu Ndéné Ndong mu ngi nee du ma bàyyi ma wax lu dul noonu Ibrahima Diallo mu ngi nee du ma bàyyi ma wax lu dul noonu Dalifort dafa mos a nekk laboratoire pour le Sénégal il faut que nit ñi xam loolu ku dëkk Dalifort tey nga xeeb sa bopp parce que xamoo yaay kan. kenn ku ci nekk ci turam ak santam maa ngi koy sant di ko gërëm daanaka li ma waroon a wax yëpp presque nit ñi wax nañ ko mënuma ñàkk a wax parce que lii ñu def man lañ ko defal man lañ ko defal moo tax sama xol sedd na ba nga xam ne mënuma wax. li ma bëggoon wax rek mooy lu ñu waxoon ci kër ga te tënk ko moom mooy taawu kër gi moom mooy sëtu góor gi moom mooy jarbaatu góor gi tey ñoo waa kër gi yëpp nag dañu tey moom it ñi ko dimbali ba tey Diop la maire boobu ba ñuy wax seen biir wax sànq ñu ne Diop la maire kan moo ko indi Dalifort Fodé Demba Diallo moo ko jëlee Grand Yoff indi ko Yaraax ñu indi ko fii Khalifa Babacar Sall bii ñuy wax tey kër Pa Moussa Sow la ñu doon defee ay réunion léegi nag famille bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que nee nañu tey monsieur le maire tey lii mu nangu lii mu bëggoon def boo leen ko bañoon du dem ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di ñaanal mbokk jullit yëpp fàttewuñu tamit imam yi imam ban mooy dañu ne Tijaan moo fi nekk imam mais bañ fa jógee am na keneen ku fi nekkoon imam te mu laqoon daaka muy sunu papa sunu maam muy góor gi Demba Añ di ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te yéexeñu di ñaanal yàlla tamit
muy sunu papa bi fi nekk ci góor gi làmmiñu Abou Diop muy kan mooy imam Cheikh Agne nee na Pa Demba Diop Pa Abou Diop nee na imam Cheikh Agne bu doon jógee Libye di ñëw vacances mu nga doon dal kër Tabouré muy Pikine bu ñuy julli góor gi mooy jóge foofu ñëw jiite ñu ginnaaw tëli fii Maris nekk tey Maris foofu la toll Pa Abou Diop nekkoon foofu lañ doon jullee Tabaski mu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may wër yàlla na yàlla guddal fanam di mu mbokk jullit yëpp di sant mbokk jullit yëpp séeréer njaago joola séeréer bambara xaasunke ñëpp bàyyiwul ñëpp di gërëm di sant honorable député Awa Niang nee na Awa Niang ba mu ñëwee fii parce que Idrissa Diallo da ko waxoon de am nit ñu ci taabaaloon ñu ne lan mu ne leen kuy dugg ci kër boo jaarul ci buntu ba boo jaaree fenêtre sàcc nga loolu la Idrissa Diallo waxoon fii am na benn jamono ko fi doon ñëw Awa Niang ba mu ñëwee xam ne kat fii kër la dafa ñëw ba ci kër Pa Abou Diop tàllal loxoom ne ko dama bëgg a liggéey te sama papa nga sama maam nga dégg naa koo ñaanal yàlla nangu ñaan bi ñaanal ma te góor gi nee na ba mu ko ñaanalee di nangu tamit ñaan ba nangu na parce que moom ba ko njëkk ci góor gi làmmiñu Abou Diop laay waxee de ci làmmiñu Pa Abou Diop laay waxee li may wax ni moom ak fopp nee na di sant tamit di gërëm koo xam ne tey teew fi muy Cheikh Béthio Thioune nee na Cheikh Béthio Thioune moo ko fi fekk ne ko fekk ma Touba yàlla dina def tey di nga am drapeau di nga nekk délégué de quartier mu ne mu génn fii taxaw autoroute ñu war a dem Touba moom ak Pa Moumine Fall ñu taxaw autoroute benn 4x4 fekk leen fa ne leen foo leen jëm ñu ne ko Touba ñu ne ko yéegal ñu yéeg ñu ne ko góor gi ñaata la ñuy fay mu ne leen bu leen fay dara borom Touba fayal na leen ñu egg Cheikh Béthio Thioune téye góor gi yóbbu ko ba ci sëñ Saliou dindi café jox ko ne ko luy sa tante mu ne ko ah Cheikh bi ne ko ah ñii de dañ fee ñëwoon Dalifort lañ dëkk dafa bëgg a nekk délégué de quartier mu ne ko ñibbil nekk nga ko lii nag maa ngi ko wittee sànq ci góor gi Abou Diop lu ma waxoon loolu laay wax rek muy sant population Dalifort ku ñëw ku teew ak ku teewul di sant waa Dalifort yëpp nee na moom moo leen yoral ngërëm ak cant waaye ñu nit nañu xam ne góor gi ku mu defalul rek musulaa def ku fi nekk ci Dalifort góor gi defal na la am na nag ñu mu defante am na ñu mu defante depuis Serif Macky Sall ba mu fiy dugg ci nan mooy bëggoon na Dalifort nekk boo indee nag mu ne la indi soxla nañu boo loo indi góor gi ne la indi ba Dalifort tey nekk na ngir yàlla ak yonente bi lii góor gi waxoon sànq diggante Awa Niang ak maire nu ñu nekkantee ñun nañu bëggante nit ki mooy sa mbokk mooy ñun Haalpulaar yi dañu ne sa mbokk mooy ma tekki ko ci wolof bëggal li ma bëgg amal li ma am laalal li ma laal gisal li ma gis même jullit loolu moom mooy jullit bu nekk jullit nekkul nit ki nga bokkal ndey bàyyi teel mais ku nga bokkal diine bëgg lu mu am waa léegi nag ñun bul gis lu ma gis bul laal li ma laal deewal ma suul la te doo ko yëg nga ne man sa mbokk la tënk rek ndax temps bi xoj nañu nee na ñun ñëpp xam nañ ni 1 heure si la cérémonie bi waroon a jeex te agsi nañu tey ci 3 heures muy 15 heures nee na kon lii muy bëgg a wax daf koy synthé rek synthèse lay def nee mu ngi nuyu ñëpp ñu fi teew nee di gërëm ñëpp nee ci turu président Abou Diop mu baax mii toog nee ñun ñëpp xam nañ ni bésu tey bii bésu président Abou Diop la nee mu teewal fi nag magam ji nga xam ne moo ko yaral boppam muy Demba Diop mi ñu tuddee dispensaire bii nee na kon looloo waral bés bi tollu poids bii mu am ci ñoom mu am ko nee pour mu wax nag moom nee yombul tey de nee naru ko woon sax nag nee gàntaloon na it wax ji waaye cant ak ngërëm daal mënta ñàkk ci ku la jëfal nee mu ngi commencé ngërëmam ci comité d'organisation bi taxawal lii nee lu mat 3 mois mu ngi nii ñuy waxtaan guddi di waxtaan bëccëg di xalaat nee ba monsieur le maire mii toog mu def délibéré am ak conseil municipal bi yëpp nee jox leen feu vert nee na 72 heures ci la ñu war a def cérémonie bi nee ba mu ko waxee ak léegi nag tooguñu benn yoon nee kon délégué de quartier Dalifort yëpp nee Abou Diop mu ngi leen di gërëm président
nee na démb 0 heure fekku leen ñu tëdd nee na waxtu wii démb mu ngi ko fekk moom ak Mamadou Seck ak Mamadou Fall ñu nekk ci kuréel yi ca Dakar nee yeneen délégué de quartier aw ca weneen wàll nee na kon yéen ñëpp président Abou Diop ne mu ngi leen di gërëm nee teg ci nag président départemental Alaaji Matar Ñang mi yaatu ginnaaw boot ñëpp mu ngi nii toog nee ak délégation forte bi mu àndal yëpp ñëw teew nee ku lim rek da ngay juum nee Cheikh Bamba lim na leen léegi ci note biñ ko joxoon nee ku ñu fàtte itam nga xam ne gis nañ la bëti xol nag yaa ngi ci suñu biir nee président départemental daal Alaaji Matar Ñang yóbbaale na ñoom ñëpp nee mu ngi santaat bu baax population Dalifort notable yi nee ñu ngi koy teg ci loxob Adama Sow nee naka jottali notable yi Dalifort yëpp nee sant imam yi nee teg ko ci loxob imam Diak nee naka jottali mboolem imam yi commune bi nee magam di kilifaam nee dafa rocceeku léegi dem nee muy imam wan nee na kon nuyoo imaam yëpp teg nañ ko ci sa loxo nga teg leen nee soxna yi nga xam ne ñoo ëmb commune Dalifort Foirail gii ñu nekk tey nee ñun ñëpp ñu leen di gërëm nee teg ko ci loxob Sala Diop nee naka jottali mboolem jigéen ñi Dalifort Foirail nee xale yeeg mag ñeeg jigéen ñeeg jeunes yeeg ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm Abou Diop a ngi leen di sant nee gis na ni ngeen jàppe ci bés bi nee honorable député Adjaratou Awa Niang mii jàkkaarloog ñun caissière à l'Assemblée nationale nee lépp looy def rek nee xam nañu ko nag nee na bés bii jàpp nga ci ak sa doole ak sa yéene nee da nga koo wax moom maam koor ne ko mu ànd ak Bilal Dia nga ne li ma monsieur le maire Idrissa Diallo defal de rëy na ci man lool ndax Abou Diop sama wayjur la sama xarit la nee su ma duggee biir Dalifort nee Abou Diop ko waral nee kon su ma toogee tey ba maire Idrissa Diallo ak conseil municipal bi yëpp honoré ko di ko tudde école nee mu fekk ko fii di ko xool fekke ko nee na bés bi ci li ci war yëpp man Adjaratou Awa Niang dinaa ko defal sama bopp nee def na ci loxoom bu baax itam nag nee li muy bëgg a jeexale nag nee monsieur le maire nee ñu ngi lay sant de ndax honoré nga ñu nag ndax ku honoré président Abou Diop mii département Pikine yëpp nga honoré nee région de Fatick yëpp nga honoré ndax moom mii Ndofane la dëkk làkk na séeréer nee na Ndofane na nguy nee ma nga ca Fatick nee na kon ñun séeréer yi tukulóor jaamu séeréer waaye tey jii daal nee na séeréer jaamu tukulóor rek nee na kon sant nañ leen bu baax a baax nee na ci tënk daal nee ñu ngi sant président association des retraités ak personnes âgées yi nee na yéen ñëpp ñu ngi leen di sant nee kuréel bu mu tuddul nee wala nit ku mu tuddul nee na moom mii moo mata di daal waaye président Abou Diop xolam ak xalaatam daj na ñëpp nee sant na ñëpp gërëm leen nee njabootu boppam nag nee ñi dëkk ci dëkk bi ak ñi nekk feneen ak feneen fu mu mën a doon nee na ñëpp ñëw nañ gunge si ko ci bis bi nee kon ñoom ñëpp seeni xol sedd na guy nee ngeen balka asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. Honorable député, madame le questeur, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers délégués de quartier, chers imams, madame la directrice de l'école Abou Diop, je vais dire, chers enseignants, chers agents municipaux, chers invités, population de Dalifort. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à Abou Diop, président des délégués de quartier de la commune qui s'est toujours battu pour Dalifort et surtout pour l'école daliforoise. Ayant compris qu'ouvrir une école est sans doute le geste le plus noble qui soit, car c'est par l'école qu'une nouvelle porte sur l'avenir s'ouvre. Pas Abou. Comme nous l'appelons respectueusement et affectueusement,
a œuvré pour la construction d'une école à Dalifort, malgré les contraintes d'espace et de budget. De la première salle de classe dans le bâtiment historique Tarbe à l'école Dalifort, Pa Abou a fait du communautarisme l'aigle de Demba Diop un viatique à Dalifort. Cette école portera désormais son nom. Je souhaite la bienvenue aux membres de sa famille présents ici parmi nous. Rebaptiser l'école en son nom, ce jour bien particulier, il consiste tout simplement au dévoilement d'une plaque de nom. Je ne devrais pas dire tout simplement, car nommer une école n'est pas un exercice complexe, voire difficile, car très lourd de sens. L'école est sacrée et importante. Nous y envoyons nos enfants pour une éducation complémentaire à celle familiale. C'est un lieu de construction de la citoyenneté, car elle se partage. Elle accueille l'intensité de la vie sociale et de la commune. Donner un nom à une école demande donc un long travail de réflexion. La nommer, c'est la faire exister aussi. Faut-il bien la nommer? Mais qui d'autre, qui de mieux que celui qui s'est toujours battu pour l'école daliforoise? Premier président de l'association des parents d'élèves de 1976 à 2009. 33 ans au service de l'école. 33 ans de combat pour que l'éducation de l'école daliforoise soit connue et reconnue par son excellence. Chose faite déjà. L'homme est aussi un patriarche aux valeurs de qualité intrinsèques, très attachantes à la discrétion, à l'humilité, mais aussi, surtout, à la diplomatie. Pa Abou est un père adoptif pour moi avant d'être un père au sens large du terme. J'ai appris de son engagement, de son dévouement, qui n'ont eu égal pour servir Dalifort. Je voudrais, à travers le choix porté par le conseil municipal sur sa personne, transmettre aux jeunes ses nombreuses qualités. Pa Abou, c'est le symbole vivant d'une commune, dont le passé d'engagement épouse le présent dynamique pour un futur à devenir. Cher Pa Abou Diop, c'est avec un grand plaisir que le conseil municipal rebaptise l'école Dalifort en votre nom. Min ko jillambe liyo jillambe le Sénégal jamambal men Afrika jillambe le Zaïre jillambe le Congo jamambal men Namibia jillambe le Zimbabwe jamambal men South Africa jillambe le Nigeria jillambe le Ghana jillambe le Cameroun jillambe le la Guinée njilambele Mali, njilambele Somalia, njilambele Ethiopia, njilambele Afrika, njilambele Afrika, njilambele Afrika, jedele yo jere banana igora, ngelma adana yoni.